bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu déglu di ñu seetaan fi ngeen mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu leen ziar ci bërëb bii nga xamante ni mooy bërëb bu tedd la bërëb bu xam-xam di institut islamique El Hadj Abdoulaye Niass bërëb bi nag ki ko fondé mooy cheikh al islam cheikh Ibrahima Niass bi nga bërëb bi nag moom daf ne moom ci moom la génnee muy daaray ma El Hadj Abdoulaye Niass nga xam ne moom laa soppi mu dëppoo ak jamono te tey jii ay kàngam dëpp génne nañ ci bërëb bi nekk ci bërëb bi fasantikoo bi ñu fi dajale nag tey mooy amal li nga xamante ni mooy réception bâtiment bi mag bii ngeen jàkkaar loolu taaru loolu macha allah nga xamante ni tegoon nañ pose première pierre bi depuis dimanche ñaar fukki fan ak juróom-benn ci mois de janvier 2020 ci teewaayu al imaamul akbar cheikh Ahmed Tidiane cheikh Aliou Cissé bâtiment bi nag mbokk yi fond Medina Baye mooy ki ko tabax bi nag yegg na te lañ ko réceptionné waaye avant réception bi ñi nga xamante ni ñoom ñooy fondation Fonds Medina Baye ñi ko jiite muy conseil de fondation bi ci seen bopp nekk président Babacar Carlos Mbaye def nañ daje mu am solo fa ci kër gan nga xamante ni dañu toppandoo rek jëf yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni moom man dañ ko waxoon ni ko booy jublu ci mbir na nga ci daje waxtaan ci sottuwante ci xalaat waxtaan soo pare nag nga wàkkalu si yàlla doo di jëf kon nag seen waxtaan boobu li ñu doon waxtaanee rek mooy seen bilan annuel waaye itam li jëm ci inauguration bi nga xamante ni mooy institut islamique El Hadji Abdoulaye Niass bi ñu fa jógee dem nañ ci mahad ba fekk nañ ci mbooloo mu takku macha allah ñu ràññee ci jigéen ñu baree bari ci boppu jigéen ñooñu ñu ràññee ci ki nga xamante ni moom mooy Zeyda Ndeye Aïda Niass teew na wax dëgg yàlla ànd ak jigéen ñu takku taafakal macha allah waaye ñu ràññee ci ki nga xamante ni teew na njëkk na teew ci daje bi mooy Cheikh Boubacar Cissé di Baye Mbaye Cissé ki nga xam ne moom lañ dénkoon tabax bâtiment bi supervision bi ak lépp. keneen itam teel na ñëw muy Cheikh Baye Khady Niass ñu gën ko xam ci Cheikh Baye Khady mu Cheikh Ousmane Fati Niass moom itam teew na jëmmal jotaay bi lool macha allah. ñu ràññee ci waat ñi nga xamante ni ñi ci ñi teew mooy jàngalekatu misra yi waaye misra kenn demul ñu des seen délégation takku na ñëw nañ teel na ñu ñëw teew ñi gën a jëmmal jotaay bi itam ñu ngi ciy ràññee waa Mauritanie délégation Mauritanie ak ki nga xamante ni jógee na ambassade Mauritanie ñëw nañ teew ci tuuti rek ñu daal di seen mudirul am bi nga xamante ni mooy directeur de l'institut islamique El Hadj Abdoulaye Niass di cheikh Mouhamad Manhamina cheikh Ibrahim Niass ñëw na teew bi ko defee nag ñëpp di xaar ki nga xamante ni moom la ñëpp di xaar muy al xalifatul am cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim Niass ñu ràññee ci ki nga xamante ni moo yor microcentral bi mudir durus di oustaz Ibrahima Ndiaye nga xamante ni moom moo yare kàddu jotaay bi bu ko defee rek mu présenté mbooloo mi présenté jotaay bi waaye ñu ubbee kàddu gi ay jàng alquran karim ndaxte mbooloom Cheikh Ibrahima Niass moom bu ñu dajee li ñu njëkk a def rek mooy jàng alquran kon ñu jox Cheikh Ibrahim Cheikh Mouhamad Nazir Niang mu ubbee jotaay bi ci jàng alquranul karim du tedd jooju kon duñ defal lu dul teewlu Ibrahima Mouhamad Nazir Niang sakinata fi qulubi mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal
macha allah bi kàddu gi pare ci alxuraan ju tedd jooju ñu ngi jëbal kàddu gi ki nga xamante ni mooy mudirul am bi maadil El Hadji Abdoulaye Niass di Cheikh Mouhamadul Mounamina Cheikh Ibrahim Niass mu jël kàddu gi tatagalal ay ganam remercier mboolem ku fi teew waaye rawatina xalif général bi nga xamante ni bàyyi na itam yëpp ak délégation yi nga xamante ni jóge nañ ambassade Mauritanie Soudan Égypte waa Misra yi waaye itam madame le maire bi nga xamante ne am na ko fi teewal waaye itam président conseil départemental ki nga xamante ne am na ko fi teewal ak mbooleem ñoo xamante ne autorité teew si dëkk bi. li waral bés bi mooy xam ngeen lan mooy école bi du ma ci dugg di ko guddal xam ngeen place école bi ci dëkk bi place école bi ci xolu baay place école bi ci l'islam ak lim liggéeyagum ak lim pare pour liggéey fond Medina Baye ne ko ñun xam nañ suñ mission. xam nañ li ñu war a liggéey kon xam nañ ne ci école bi la ñu war a tàmbalee moo tax ñu ñëw tàmbalee lii ngeen gis nii tàmbali laa wax de ñoom ñoo ko wax ñu tàmbalee lii ngeen gis nii mu rafet waaye ñu def ko ci ndigalu ak ndigalu xalifa bii nga xam ne moom ngeen jàkkaarloo nii ñu jëloon engagement defar ko ba mu rafet biñ ñëwee wax ko sëriñ bi ne ko pare na mu ne ma lii jëf ju baax la te jëf ju baax dañ koy feeñal duñ ko nëbbu dañ koy ne fang ba àddina bi yëpp gis ko invité leen mbooleem corps diplomatique bi invité leen gouverneur invité leen presse bi invité leen ministres yi ne ñëpp ñëw ñu gis ne lii lañ fi sumb te fii lañ jëm kon nag ñu ngi gërëm ci turu mahad bi xam naa damay sob lu ne ci turu xalifa bi te mi ngi teew waaye Babacar Carlos ñu ngi koy gërëm ci njiitam bu rafet ak njiitam bu am barke yaakaar yi ñu amoon ci moom ba tax ñu jiital ko ci fond bi yaakaar yooyu moo dëggu nii te dëggu ci yeneen ak yeneen yoo xam ne sumb nañ ko kon ñu xamee ñu àddina bi yëpp xamee ko noonu loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax li ci des nag dama koy bàyyee borom yëf yi moom bu accès waxam moo gën a jot sama wax. bi mu paree ñu ci la jox ki nga xamante ne moom mooy président du conseil de fondation di excellence Babacar Carlos Mbaye moom it bu ñu jëlee kàddu gi wax na fa wax discours bu am solo bu mat ci discours bi wane na ci réalisation yi nga xamante ni conseil de fondation jot nañ ko def. Je ne saurais terminer sans remercier les donateurs et les bénévoles de Fonds Medina Baye pour leur engagement et leur contribution qui ont permis à la fondation de participer efficacement pour un montant de 55 millions de francs CFA à l'effort national de lutte contre la COVID-19. Cet appui du Fonds Medina Baye a eu un impact positif sur les populations durement touchées par les effets néfastes de la pandémie. J'ai le fort espoir que les résultats satisfaisants obtenus par Fonds Medina Baye en matière d'éducation ainsi que sur les plans sanitaires et social pourront se consolider et se pérenniser par des moyens financiers additionnels mobilisés par la Fondation pour relever de nouveaux défis et exécuter de nouveaux projets au profit de la communauté. ñu pare ci discours bi nga xamante ne mooy discours Babacar Carlos Mbaye donc ki ci tegu rek moom mooy IA bu Kaolack di Siaka Goudiaby IA bu Kaolack Siaka Goudiaby moom mi nga xamante ni moo fi teewal ministre de l'éducation nationale di monsieur Mamadou Talla. monsieur Goudiaby bi mu jëlee kàddu rafetlu na liggéey bi remercier na fondation Fonds Medina Baye ñaax ne également mboolem doomu aadama yi ñu ñëw dugal seen loxo ci fondation Fonds Medina Baye ndaxte lii bu ñu ko defee seen ñoom lañ ko defal ñi nga xamante ñoom nga xamante ne yàlla jiital ci wàll boppu éducation nationale bi nga xamante ni IA pare na ki nga xamante ni moom moo ci tegu moom mooy ki ñëpp doon xaar
ki ñëpp doon xaar mooy xalifatul am Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass. moom lañ doon xaar, moom la ñëpp doon xaar. kon moom nag ci discours am dëgg-dëgg remercier ne képp koo xamante ni dugal na sa loxo ci fond bi. gërëm na ki nga xamante ni mooy président du conseil de fondation. gërëm na ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jàppale ci liggéey bi nga xamante ni liggéey bu mucc ayib la. ñaax na ñëpp nag nañ dugal seen loxo ci fondation bi seen fondation la. di ngeen ci dugalee seen dërëm di ngeen ko gis. defe naa yéen nit ñëpp yéen nit ñi ñëw ñëpp gis ngeen lii ne fond bi moo ko def ku def sa dërëm ci fond bi tey boo gisee lii di nga kontaan ndax sama dërëm bi sànq mi ngi nii nekk école boo xam ne dafay jàngal ëllëg doomu aadama yi dafay yokk xam-xam dafay tasaare xam-xam dafay tasaare njub dafay tasaare diine. bon donc su fekkee def ngeen ko gis ngeen ko ne li ngeen def sànq bu ngeen taxawalee fond bi seen bopp ngeen ko taxawal te ñu ngi bëgg ci fond bi mu def lu ëpp lii dañoo bëgg ci fond bi mu nekk fond commercial dañoo bëgg mu nekk fond industriel dañoo bëgg mu nekk fond social dañoo bëgg mu nekk fond boo xam ne itam fond wu xam-xam la day jàngale xam-xam loolu lañ bëgg ci fond bi te bu ngeen ko defee nit ñi ngeen gis nit ñi jub ñi nga xam ne biñ leen santee lii def nañ ko defit bu rafet bu jekk bi dëgg-dëgg ñu ngi leen di gërëm amuñ seen ngërmaande ñu ngi woo nit ñëpp ne fond bi seen fond la bu ngeen ci defee seen dërëm di ngeen ko gis bu ngeen defee seen dërëm di ngeen ko gis mi ngi nii bu ngeen ko defee di ngeen ko gis ci marché bi bu ngeen ko defee di ngeen ko gisee fépp foo soxla fu ngeen xam ne mën ngeen faa soxla seen bopp pour liggéey da ngeen gis fond bi mu taxaw leen ci liggéey bon nag ñu ngi leen di ñaan bu leen fàtte fond bi bu leen ko delloo gannaaw sawar leen ci liggéeyal ko parce que seen bopp ngeen di liggéeyal mi ngi leen di budget état bi budget état la ngay yéen jëlee waa état bi donc yéen ko moom bon defal leen ko. kon bi mu paree rek ci lañ dem directement ci bâtiment bi mu réceptionné bâtiment bi ñu jox ko jëbal ko caabi waaye mu wàccee ruban bi nga xamante ni dugg ci salle de classe yi macha allah salle de classe yu mucc ay classe bu ci nekk def nañ fa ay table banc équipé nañ ko entièrement am na ay ventilo lépp teew na lépp mucc na. kon mbokk yi bi ñu fa jógee rek ci la xalifa bi dellu daal di yeewi mbooloo mi. ñu ngi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ziar ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.